merci d'être avec nous à 7h ñu ñëwaat encore rek ci soir d'info daal di waxtaanee actualité ak it chaque fois dañu koy defee rek ponk yi nga xam ni tànn nañ ko waxtaanee ko fii ci penc mi ak it ñoo xam ni ay borom xam-xam lañ bu ko defee rek ñu yaakaar ni nit yi ñuy seetaan dinañ ci jëlee njëriñ di leen nuyu bu baax a baax te leen ziar di leen jox seen wàccuwaay àjjuma bu jot nag ñu intéressé aussi li nga xamante ne moo di agenda sportif bu week-end bi daal di xam rek match yi gën a am solo moo xam ci discipline yi nga xam ni moom la ñu Cheikh Tidiane Diagne di tànnal Cheikh Tidiane dalal jàmm ci plateau. jërëjëf soxna Aram Touré di nuyu téléspectateur télévision Futurs Médias di nuyu tamit suñu gan xam naa fi ci kanam tuuti rek ñu daal di faram-fàccee yëf yi waaye jàppal ni football moo ci gën a fës. ak éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Sénégal ba nga ca Eswatini. très bien dinañu ñëw si kanam tuuti ci match yi nga xamante ne moo soxal éliminatoire CAN 2021 waaye leneen loo xamante ni it am na solo mu di waxtaan yi nga xamante ne ni kii di El Hadj Gorgui Wade Ndoye bu initiative bi nga xam ni moo taxawal gingembre littéraire door na ko si réew mi mu nekk nag ay waxtaan yoo xam ni la ci tukkee dina am solo loolu ñu jukki ko fii bu ko defee nit yi gën a xam journaliste la nekk it ki nga xamante ne ni moo jiite continent premier nekk nag journal panafricain magazine sax la ñuy wax bu basé fële ci Suisse du ñàkk dina ñëw ñu gën a yaatal ci gingembre littéraire boobu gingembre mooy lan ci wolof. mooy Dakar. déedéet wala mooy kii. Jinguère je veux dire Jinguère voilà. waaw mais après Dakar mooy Tamara. il faut mu tontu la lu tax tànnul Dakar littéraire. tamarin littéraire mu def gingembre littéraire. waaw parce que man loolu laa ko bëggoon ko poser comme question. gingembre donc typiquement africain. waaw ni nga ko waxee donc ñàkkul ni am na lu muy tekk lan moo tax. waaw kon boog ngeen choisir loolu. la réponse dina ñëw léegi si monsieur Ndoye dalal jàmm ci plateau bi dinañ ñëwit ci xibaar ak rédaction bi ni ñu koy defee saa su nekk ci ñaareelu pàcc bi ñu intéressé wu ci ndaje bu mag boobu nga xam ni Sénégal mu ngi koy waajal jamono ji mu di forum international de Dakar sur la paix et la sécurité ñu fi dalal ci kanam kenn ki nga xamante ne bokk na ci comité scientifique bi di colonel Babacar Diouf ce sera juste après le 20h ñu daal di ciy ñëw léegi nag ma bàyyi Cheikh Tidiane. moo tontu sa question. waaw ci Dakar parce que man ni ma bettee moo tax ba mu ne gingembre xel dem ci Dakar. ndax Dakar comme ni koy faral di waxee rek. Dakar baax na tamit xam naa ñu bëri dañ koy jëfandikoo. ñu bëri dañ koy ci tudd nag ay tur nag mais. lan moo waral ngeen choisir gingembre à la place dañ doon bañ a wax café littéraire xam nga d'habitude nit ñi café littéraire nañ xam te loolu affaire tubaab la man dëgg la maa ngi dëkk tubaab bi. ñaar fukki at nii. accent bi sax dafa tubaab. dëgg jërëjëf léegi li nga xamante ni mooy problème bi dañu bëggoon ko leeral. mooy que gingembre mooy épice bi nga xamante ni bokk na ci épices yi nga xam ne moom lañ gën a utiliser ci àdduna bi yëpp. di nga ko fekk Afrique soo demee Inde di nga ko fekk te mu am aussi njariñ di faj lu bëri. waaye loolu lu muy wund mooy enracinement li Senghor doon wax nit. da ngay jóge xam yaa nga doon ka nga doon ba pare nag nga ubbi say bët yaatal jël nag fu nekk lu am njariñ. nga doon sa galaaj te loolu ñun waa Sénégal yëpp soo xoolee noonu nañu yere yéen a ngi làkk wolof yéen a ngi làkk tubaab sol ay yére macha allah yu rafet. lii nañ bëgg nit ñi di ko defee. alors concept bi fan la jógee. lan moo waaw Genève nañ ko commencé Suisse ñu commencé nag di wax ak suñu mbokk tubaab yi ak yeneen nit ñu ñuul ñi parce que d'habitude xam nga tubaab yi baax nañ loolu waaye dañ doy waar seen journalistes yi ñu si bëri suñuy waxi Afrique. jaaykatu drogue nañuy wax feebar bu am Afrique nañuy wax sida nañuy wax ay nit ñoo xamante ni nekkuñu ay jàmm seen biir te comme gisuñu keneen kuy wax leneen ci wàllu Afrique dañuy maas nuun gi rek comme ni ñu koy waxee te nag Afrique du benn dëkk par exemple su Sénégalais defee loo xam waru ko def dañ naan un Africain alors que bu fekkente ni tubaab bi français la su defee njaaxum dañ naan un français yow nga am continent boo xamante ni am nga 54 états yéen man dama doon animer benn séminaire pour journalistes yi école de journalistes yi Lausanne Suisse mais su ma leen daan laaj Afrique ñaata pays ñoo fa am mais ñu bëri duñ ko xam moo tax ma ne leen Afrique du dëkk ay dëkk la yu nekk nag benn continent. responsabilité bi fan la si ñiy traité information bi wala ci excellente question bu mag nga posé man responsabilité bi ñoom seen bopp la d'abord ndaxte yow nii xam nga journaliste nga bi nga ma laata ñëw di invité gëstu nga xam kii ngay invité ku mu doon lan ngay mën a waxee si nit te sakku loo xam nit ki lu mu doon ñoom sañuñu ko def bu fekkee nit ki tubaab la kon seen métier jàng nañ ko mais dafa mel ni
xereñe bi si war a am xereñe bi si seen waa xeet rek la bokk ñeneen ñu nekk si beneen xeet bokkuñu si loolu ñaareel bi dëgg la ñun africain ñoo war a am fayda tey ji amul kenn si àdduna ku war a mën a bind thèse sur la Chine wala si Inde te xooluloo lu chinois bi bind si dëkkam wala indien bi la ñun nag c'est que tamit yenn saa dañuy doy waar africain c'est que ñun xam-xam fii la juddoo soo demee Iba Der Thiam dina la ko nettali Cheikh Anta Diop sorowul université wax nañu ko ñun nit ak nite fii la juddoo xereñe fii la juddoo le fer ak yëpp Afrique la jóge technique fii la juddoo mais la moo tax tey ñun ñu xereñe ñàkk fayda nag ñu baal ma ba tax ku jóg rek lu bon rek mu sànni ko sa Afrique ñun am nañ responsabilité moo tax ñun bi ma nekkee Suisse benn moment ma créé nag continent premier fu ñu waxee ne Afrique rek ñun du ñu nag xuloo xam nga xuloo après day yàq da ngay utiliser ñoom seen xam-xam nga wan leen ne lii kat mooy dëgg bu boobaa di ko nettali di ko waxaat dinañ dem ba nag ànd seex ñun looloo tax nag aussi ñun saa yi ñuy def conférence yi foofu ñoom ñoo fay jëkk a fees. D'accord. mais ndax loolu xeex boobu nga xam sumb ngeen ko. en tout cas sur le plan intellectuel ndax mën naa yomb quand on sait que ni. waaw que ni Afrique la plupart en tout cas des pays africains ou même je dirais même Afrique yëpp. maanaam tubaab yi ñoom ñoo ñu coloniser. def si ñun xëy na des choses yi nga xamante ne tey jii pour mu dañ ci bopp africain bi sax. dana xaw a jafe ndax jàpp nga ni xeex boobu nga xam ne sumb ngeen ko. wax nga dëgg war naa mën a yomb. du yomb waaye ñu ngi si xam nga lu tax mu gën a yomb tey mooy tey jii maa ngi nekk Suisse ñëw tey si TFM bu jokkoon tamit ñun dañ ñu daan bàyyi rek ñuy góorgóorlu suñu góorgóorlu waa Sénégal yi waa africains yi ñoom fex amuloo médaille fële rek kenn du la tudd. waaw léegi ñu ngi ñëw bii concept bi ñu ko indee vraiment maa ngi remercier presse sénégalaise yëpp parce que yéen ñëpp si jàpp Sénégal foo tourner gingembre nañuy wax macha allah loolu nekk na nag xam ngeen ne yéen tey ji am ngeen responsabilité. waxuma ko pour tiitaroo ko mais ku mel ni Youssou Ndour dimbali ne ñu si Africa rek mooy lan ñiw Africa man ak moom yàlla dafa dogal dañuy waxtaan lu bëri si wàllu woowu du moom rek Baaba Maal Ismaïlo mais Youssou Ndour yàlla dafa dogal si wàllu boobu daf koy xool la ko def quoi benn jour déglu naa ko si télé antenne voilà France voilà loolu la effectivement c'est que aussi ñun ñëpp ku am yàlla may la xel na nga xam ne tamit bu xool rek sa bopp parce que visa yeex yooyu mënuñu ko interdire nit ñi boroom xam-xam na waxu xam-xam am fayda am ràññee yiw bu boobaa dinañ la respecté ñun si loolu nañ taxaw ak ñoom. damay ñëwaat wala Cheikh ma bàyyi waaw dama jàpp ne peut-être que loolu xëy na ni nga ko waxee ni yaa bataille bi nga xamante ne le citoyen lambda. waaw war na ko mëne comme moom ni mu koy defee. par rapport li nga xam moo di connaissance am. mais tamit seetlu bi aram moo di am na ñenn ñi nga xam ne dañuy jiite pour la plupart en tout cas. dañuy jiite dañuy faral bu ñu demee Europe xëy na ñooñu la ñuy gën a mën a jox gëdd. par rapport ak ñi nga xam ñoom la ñu bàyyi fi boo xoolee yenn ci ay déclarations. yi nga xamante ne des déclarations nga xamante ni day tënk li nga xam moo ne souveraineté d'un pays par exemple on voit que pour la plupart yenn si suñu chef d'État bu ñu génnee biti réew la ñuy gën a mën a aborder les questions sérieuses yi nga xam dafa concerner Afrique dafa concerner par exemple nos pays Madame Touré wax na dëgg loolu moom nañ ko wax ba si kaw ma bëgg suñu chef d'État africain yépp suñuy waxati nañ wax ak seen i njaboot ba pare seen peuple ba pare dina leen dimbali su kenn ñëwee nar leen noot wala jële leen fi ñun dëkk bi si ñu leeralee ba mu leer suñu xel dinañ leen mën a jàppale waaye bàyyi ñi nga war a waxal après ñun lendemain presse bi di recopier li nga wax si àll ba loolu baaxul et am na panel bu ñu def muy wàllu économie xam nga dañ ne patriotisme économique ne su ma naree jënd lu ñu béyee Sénégal am keneen ku lu ñu béy feneen naa jënd bu Sénégal loolu nga wax ni daf si bokk président wala ministre wala député wala même chef d'entreprise balaa ngay jox sa publicité man sañ naa ko wax parce que maa ngi liggéey ak ñoom RFR AFP keneen ñëwal TFM ñëwal beneen journal bu nekk Sénégal d'abord millions yi ñuy joxe ci wàllu communication nañ ko joxe fii suñ ko defee journalistes yi seen liggéey dina gën a dëgër ñu mën a fay journaliste xaalis boo xamante ni ñoom du tax ëllëg kenn indi information bu bon voilà non dëgg la xam nga man dama gëm ne ki lay informer en même temps dina la déformer te moo lay diriger information c'est une arme loolu ñu ko leer si ñëpp
suñ ko defee journalistes yi dañu gën a góorgóorlu ba pare ñuy joxe information yi nag parce que parfois damay joxe lu leer ñoom ñi may waxal ñoom xam nañ ma parce que jox naa leen gëdd jox naa leen yar waaye nag ñàkkuma fayda foo ma nekk te ñoom ñëpp dañ ma fay fekk yenn saay Suisse président day ñëw def discours avant mu koy lire ñun journalistes yi envoyé nañu ko ba pare wax ñu nag seul le prononcé fait foi xaar leen nag ba mu wax ko ngeen leeral yépp mais Sénégal parfois wala beneen pays Afrique président bi day def discours man ku mel ni son conseil diplomatique ba par exemple si kaw Sénégal moom lay mujjee bind mu envoyé mu discours président yooyu war nañ ci kii surtout que loo xamante ni prononcé nañ ko ba pare mais yenn saa yi nit ñi dafa mel ni dañ leen war a dóor pour jël si ñoom loo xamante ni pour journaliste njëriñ léegi nag soo joxul journaliste bi information nu muy def day dem xool li keneen bind amaana kooku la mu bind du dëgg gisoon naa benn dépêche agence France Presse bu muy wax ne Sénégal dafa jënd ay armes ndekete woon du dëgg le lendemain journaux yëpp reprendre ko armes yoo xamante ni baaxul c'était ça le problème après jour bi si topp AFP dindi dépêche boobu xam nga tamit te ñun ma nekk journaliste Sénégal lu may jëkk a def su ma amee loolu naa oo sama ministère de la défense aux affaires étrangères ñu leeral ma si mbir moom surtout sama dëkk. alors damay ñëwaat ci concept bi. gingembre littéraire. pourquoi pas gingembre économique. wala yeneen affaire très bien parce que littéraire nga tànn. lu waral loolu. merci c'est que ñun concept bi yépp nañ tuddee gingembre léegi bu fekkee dañuy waxtaan comme ni ñu jëkkee Tëngéej. avec madame Aminata Sow Fall muy doon suñu marraine muy nit ku baax ku yiw maa ngi koy remercier fii ñu indi beneen jigéen Mariama Ndoye. Rahmatou Seck voilà moom moo yoroon prix président de la littérature ak beneen écrivaine bu am solo Fatoumata Ba Diallo moom Dakar la de xoolal Tëngéej Ndakaaru Bargny Saint-Louis avec Aminata Sow Fall loolu gingembre littéraire la parce que discussion bi wàllu ñoom li ñu bind te nag dañu bëggoon tamit ñun yëkkati jigéen parce que maa ngi koy waxaat fii Sénégal suñu buggee mu développé nañ jox jigéen ñi àq mënuñu amul benn dëkk ci àdduna bu mën a ëllëg dox ay jéego yu mag bu fekkente ni jigéen ñi dañ leen ñàkkal fayda wala rek seen xel ak seen xam-xam ñu def ko entre parenthèses. jox leen fulam est-ce que mooy jox leen rek ay poste de responsabilité wala feneen ngay waxee ba ci cellule familiale. yëpp nay jiitu ci kër ga leneen bi ku jàng nekk jigéen am yaa ngi nii toog ak sa collègue. muy dóor lu leer ngay dóor lu leer mais dañu gis ne li may wax ni scientifiquement dañ ko démontrer entreprise boo xam jigéen moo ko jiite mooy ëpp li muy indi rendement boo xamante ni góor a koy indi beneen bi soo xamee lii xew Sénégal jigéen bu am xaalis dina ko defaraat ci njabootam sama classe gi nag ñenn ñi du ñëpp ku sa xaalis gën a bëri nga wut ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel loolu moo ci expliqué mooy nañ ci dellu def attention te ñun Afrique tubaab yi waruñu jàngal ni ñu yoree jigéen dafa yàgg am solo fii ci Afrique reen yeex bi nga gisee Dialobé le roi mooy bi nga xamante ni l'aventure ambiguë dëkk ba mu jaxasoo kenn xamul fu ñu jëm kenn moo régler problème bi la grande royale buñ ko fàtte te wolof danaan nañu waxtaan ak suñu ndegenaay nañ leen wax dëgg kilifa gu ne dañuy waxtaan ak ndegenaay mooy day waxtaan ak jabaram mais nañ koy firi mu leer léegi panel bi kon loolu littéraire la bi ñu paree ñu dem Saint-Louis le 8 novembre boobu socio philosophique la parce que dañu jël xereñ yi am léegi nan nga mën a def sa culture ak citoyenneté nan nga koy déggee parce que gis nañ fi yenn journalistes yi wax ngeen ko ñu bëri utiliser Facebook di saaga nit ñi di wax lu seen yoon nekkul est-ce que loolu suñu aada may nañu ko nit tamit da ngay xam li nga moom li nga doon soo xamee li nga moom ak li nga doo soo jëlee technique nu mu bees di nga si mën a dox jël si li am njariñ li amul njariñ nga teg ko fële citoyenneté boobu nag ay professeurs yu mag université Missane Ngom ndeysaan et le recteur de l'université moo ñëw ubbi ko ñu accueillir ñu ak seen comité bi professeur Diouma Dia et puis d'éminence intellectuelle et sous la modération du directeur de EBAD Mamadou Moustapha Meng
waaw li nga wax dafa am solo. waaw mais xam nga une bonne partie. souligné nga fi léegi pardon. histoire Grande Royale. waaw benn épisode la rek. waaw ci li nga xamante ne xëy na ci suñu histoire. dëgg la ci suñuy peut-être figure. waaw def nañ ko ci jaloore. waaw mais li ñuy jàngale ci école bi daa wute. beneen type lañ ñuy jàngal. au contraire yenn saa yi sax bu ñu lay wax histoire sa dëkk doo naw sa maam. ndax bu ñu jëlee ku mel ni Lat Joor rek souvent damay tooñ naan Lat Joor balu gannaaw la dee te pourtant loolu lañ ñuy jàngal ci école donc ndax waruñu njëkkee foofu noonu ci tàggat gi wax nga dëgg suñu xamul ñun suñu histoire moo tax Sénégalais yi ñu si bëri ñoom ñoo gën a xam Amérique ak France que seen dëkk am naa ci xarit bi nga xamante ne masuta dem France wala bu demee sax yàggul dëgg la mais avant que muy dem waaw mën na la wax département yi am France yëpp président yi parce que maîtriser na ko politique te boo ko newoon Dakar bi mu resté am na nga xam ne xamu ko c'est vrai dëgg la et pour compléter sa réponse bi gingembre économique bi moom lañ def université de Dakar ñu wax souveraineté problème patriotisme économique borom xam-xam bu mag modéré débat boobu muy Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf bi ngeen xam d'ailleurs seen patron ñëwoon na temps di dem seeti ko si le club des investisseurs àndax nag koo xamante ni mooy le DG bu COSEC Mamadou Ndione ak ay xale yu am xam-xam Elimane Abi Kane Bamba Diagne dama bëggoon aussi bi ñuy def IAM dañu yóbbu ko mel ni Hadi Ba xale la philosophe di jàngale université Diagne c'est pareil parce que aussi yéen journaliste loolu dama leen koy dénk parce que soo ñu ma joxee ordre fii yenn saay même tubaab bi aussi dañ koy def su ñuy interviewé toujours même personne nañuy interviewé alors que Sénégal ak feneen yéen ngi am ay nit ñu bëri ñu doon xale wala mag mais bëri xam-xam si li ngeen xam ne moom ngeen di interroger moo tax xam jeunes yooyu ak Mamadou Dramé professeur Mamadou Dramé moo jëkk a modéré premier débat bi ma bëggoon nit ñi aussi xam leen keneen ki mu ngi jóge Suisse d'accord Al Amin Kébé di rakk Abdoul Aziz Kébé bu pèlerinage mais gis nga après ñëpp waaw kii kan la macha allah te ñun conférence yi plus de 25 conférenciers ak jigéen ñëpp Sénégal nañ jógee. mais est-ce que communication su ma la déggee est-ce que communication bi aussi. c'est pas une communication verticale ni ñu koy faral di waxee parce que aussi quelque part yéenay élite bi. maanaam élite bi su ma la déggee. du nga jot a lim ñëpp mooy élite bi moo am les intellectuels. mais est-ce que l'Africain lambda. ou alors le Sénégalais lambda. est pris en compte en tout cas par rapport ak li nga xamante moom ngeen di xeex pour que Afrique mën a retrouver sa place au devant de la scène. moo tax tey jii bi ngeen ma invité fii tey dama si kontaan dañ ne ma mais émission bi wolof lay doon de ma ne macha allah. parce que suñu fi nekkee rek di rouler ay RRIZ. du dem ñu bëri. duñu xam li xew alors que ñun lan lañ doon waxtaanee nan nañuy def ba waa Sénégal suñu dëkkin gën a neex dëkkin bi gën a neex mu gën a am njariñ ñëpp muy vivre ensemble ñu loolu am na njariñ ñu wax ko ci langue wolof surtout ak yeneen langue yëpp te comme dañu waxi langue année prochaine foofu nañu waroon a mujjee parce que d'habitude les journalistes dañuy def ay perspectives mais Casamance nañuy dem at bii di ñëw parce que ñoom tamit dañ nañu li ngeen di def Dakar ak Genève ñëw leen def si ko du woon ñoom rek mais nag pour yéen xam ngeen Casamance lu ñu fa war a def ñun ñëpp Casamance sax Chimes of Freedom. alors ñu ñëwaat ci benn aspect da nga tudd vivre ensemble sama xel am si lu mu dem dañuy faral di bàkkoo fii suñu dëkkin bu rafet kilifa diine yi ni ñu fi nekkee ak religion yi ni mu amee entente mais yenn saa yi ñu dégg ci ay événement su amee moo xam élection wala dara ay épisodes yu ndaw yoo xamante ne vivre ensemble boobu noonu xëy na mun na ko yàq bu ko nekk di xëcc différence am ci ni mu mel loolu noonu tamit lan mooy taxawaayu nit ñi tey wala surtout responsable yi pour fexe cohésion boobu am si nit yi mu bañ a yàqu. absolument ku mel ni professeur Penda Mbow nga xam ne historien la mu nga fa woon ku mel ni El Hadj Amadou Kassé philosophe la. bi mu ñëwee def ne me présentez pas comme étant ici en tout cas comme ce débat intellectuel la comme conseil culturel du président de la République ku mel ni Djibi Diakhaté sociologue parfois yéen da ngeen koy invité fii mu nga fa woon. ñoom bi ñu toogee dañ ne Sénégal crise yu bëri daan na am mais crise yi lii taxoon ñu mën ko gérer ba dëkk bi tasul mooy mag ñi am na nu ñu taxawoon. xale yi am na nu ñu taxawoon jigéen ñi am na ñu taxawoon waaye loolu nañ waxante dëgg fi mu nekk nii tey ku nekk Tijaan ñu si bëri bokk parce que généralisation rek laa bañ si àdduna ñenn ñi dañ naan Tijaan na ne sama sëriñ Tijaan la.
yow sa sëriñ murid la sa sëriñ moom sama sëriñ moo gën waykat ba waxoon na ne bàyyi leen di wanante naan sama sëriñ a gën ay nangam ak nangam amul benn njariñ parce que soo xarabee nit ki si wàllu confrérie xarab nga nit ki si wàllu diine lan moo jiitu musulman on est d'abord musulman avant ñuy doon leneen te alquran lan la wax wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen jàpp si benn buum bi buum boobu mooy islam te bu leen tasaaroo képp ku lay ñëw di la janj na tiijaan nga xaadir nga murid nga ba tax nga fàtte li ngeen bokk muy diine islam je pense que même sëriñ sa wax santaw la loolu te alhaji Malick Sy te Mam Bamba ñoom ñi nga xamante ni ñoo doon def conférence ñoom Al Amin Kébé ak Cheikh Gueye bu Enda Thierno Enda ñoom ñëpp expliqué nañ génn nag si ay versets ak ay yoo xamante ni poésie la yoo xamante ni mag ñi ñoo ko bindoon wane na ne que ñii ñuy tasaare si wàllu tarixa nekkuñu si yoon te ñooñu bu ñu leen déglu beneen bi mooy vivre ensemble tamit xale yi si nañ bokk enfant de la rue yi ñi ñuy tuddee dañuy jaxase naan ay taalibe mais taalibe ñeneen ñu si bëri billahi wallahi tallahi et ça dama bëgg sëriñ si déglu ma man doomu taalibe laa lu ñuy def teguñu ko si diine teguñu ko sa alquran te Hadi Ba wax na ko nee na suñu moytuwul ak bii am si xale yi si dina mujje mu doon bomb boo xamante ni dina ñëw dal suñu kaw te bu boobaa ñun Sénégal ñoo ko mérité nañu am sellinu kenn du jur doom di ko sànni nan dama la koy jox sëriñ bu jëkkoon ñun bi ñu nekk daara da nga daan am ndeyu daara am mag yoo xamante ni daan na la surveiller xam fan nga jëm waaye léegi xale yi tax xarabu yaa ngi wax ne sa invité bii di ñëw si wàllu paix et sécurité la war a wax mais xale yooyu suñ leen sàmmul kenn mooy jóge fële ñëw indi xaalis jox leen jël arme jox leen bu boobaa ñun nañu bu ñu naxante je pense que même Timbuktu Institute génn na si ay wàllu étude loolu buñ ko kenn fawee soo waxee ñu naan la nit ñi dañuy xeex diine non kenn xeexul diine suñ ne xale yi nañ leen yar te parents yi am nañ responsabilité waaye tamit état du Sénégal am na responsabilité si loolu ñoom nañu jox ñun suñu xaalis jox leen police bi yow tey jii su ma génnoon police ne ma góor gi taxawal dama war a taxaw parce que muy force bi nga xamante ni ñun ñëpp moom nañ am ñun ñoo leen ko dénk kon nag nguur gi sëriñ si ak ñi nga xamante ni am nañ kàddu si dëkk maa ngi leen koy dénk di leen koy ñaan xale yi lii ñuy def du diine du aada teguñu ko fen xale yi nañ leen delloo seen i kër te ñu jàngal leen ñu nekk si nekkin wi tedd. merci beaucoup Gorgui dinañu ñëwaat ci moom dégg nañ bu baax plaidoyer am na solo ñu daal di seetaan pip buñ ci noppee jublu ci xibaar yi gannaaw loolu ñu teewaat fi ak moom. xibaaru marax yi ci seen télévision Futur Média bismillah ci li ci gën a fës bokk na ci ponk yi ab ñaawteef ñu nemmeeku ko ci diwaanu Tëngéej ab taalibe la fa benn samba booy daal di sàkku te àndu ci mujj gi police daal dina koy teg loxo loolee tax nag ñu ne nguur gi jëloon na fi ab ndogal ci atum 2016 ngir gune yooyee ñu jële leen ci mbedd mi waaye tey ji mel na ne ndogal googu ba léegi antoogul tey ji ñu tijji ñeenteelu réunion bu haut comité bi jagleel nag wàllu jàmm ak kaaraange ci espace bu UEMOA njiitu réew mi di président Macky Sall nga xam moom moo jiite kuréel gi moom nag di sàkku ci réewu UEMOA yi ñu jël nag ay solution yoo xamante ne dina mucc ayib ba tax jàmm ñu mën koo saxal ci espace UEMOA bi. gàmmu Njaasaan ñu ngi koy dëkkmal ëllëg wante tey jii nag askan ba ñu ngi fay wutali mu mel ne nag lépp yemb na comité d'organisation bi di ñu ko xamal teg ca ne gouvernement bi la mu diggee woon ak ñoom ñëpp matale na ko mbokk yi ponk yaa ngi noonu bu ngeen taaxirloo ñu dikk ak yéen ci yaatal bi.
asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci ëttu xibaar yi niñ leen ko junjee ca diwaanu Tëngéej la amee ab taalibe nag tey ji ab Samba Boy moom moo def ñaawteef ci kawam ndaxte da ko mujj sàkkuta moom àndu ci loolee nag police daal dinay teg loxo Samba Boy googu dinañu dellu si waat ci xibaar googu balaa xibaar yi di jeex. leneen ci wàllu xibaar ci gàttal député Seydina Fall ñu gën koo xam ci Bougazelli moom nag ni ki démb la ko section bu recherche bu gendarmerie daal di tegoon loxo nag déglu nañ ko démb tey ji itam ñu ngi ko doon déglu ñu ngi ko woowee nag ci ab loo xamante ne rek dañoo ñaaw njortu ne moom boo moyul loxoom dafa dugg ci lu ñu duppee trafic de faux billets dinañu dellu si waat itam ci xibaar bu ni mel. ñu wax ci li ñu duppee immunité parlementaire maanaam malaan li muur kiirlaayu aji député ji ndax loolee nag day sa tax ne député lu la neex nga def te yoon du dal sa kaw maître Ousmane Seye ne déedéet loolee nag dafay aar député bi bu fekkee ne assemblée nationale mu ngi ca session mu ne nag wante bu fekkee ne la mu def daf ne fang maanaam flagrant délit bu boobaa malaanu kiirlaay duñ ko ci jël nee na nag malaanu kiirlaay googee ñu ngi ko dëxëñ ci article 61 bu suñu constitution rawatina article 51 bu règlement intérieur bu assemblée nationale ñu teewlu ay kàddu maître Ousmane Seye Pape Fara Ñing moom moo ko taataan. waaw immunité parlementaire boo déggee ñu koy wax dafa mel ne boo ko amee kan mënu la àtte kan mënu la poursuivre du noonu bu dee député la bu fekkee ne da nga commettre infraction bu fekkee ne assemblée bi mu ngi siéger boobu pour ñu topp la il faut que assemblée nationale leve sa immunité parlementaire bu fekkee ne assemblée nekkul session bu boobaa pour ñu topp la. il faut que bureau assemblée leve sa immunité parlementaire mais nag bu fekkee ne da nga def jéye boo xam ne dafa ne fang ne weñ muy li ñuy wax flagrant délit boobu soxlalul ñuy lever sa immunité parlementaire dañ lay topp police jàpp la entendre la procureur entendre la ñu yóbbu la tribunal àtte la comme n'importe quel autre citoyen ça veut dire léegi nag assemblée xam nga benn session rek lay am ci at bi mois d'octobre au mois de juin yooyu bu fekkee ne ñu ngi nekk en session am député boo xam ne def na ci jéyee boo xam ne du flagrant délit pour ñu àtte ko il faut que assemblée nationale leve immunité parlementaire constitution bi moo ko prévoir ci article bu ñuy wax 61 ak règlement intérieur de l'assemblée nationale ci article bu ñuy wax 51. ñu joxe ay procès-verbaux ci nu mu gën a gaawee bu fekkee ne nag accident dafa am lu ni mel moom la jëwriñ di ñu dénk wàllu yoon di sàkku moom El Hadj Malick Sall ni ki démb bi mu doon dalal association bi ëmb nag ñi nga xamante ne dañoo accidenté ba jële ci ay laago ci loolu nag moom jëwriñ di ñu dénk wàllu yoon di sàkku ci aji dawalkat gi ñu def seen kéem kattan ba moytandiku accident yu bëri yiñ fi nemmeeku te ay lorange di si juddu Habib Faye. Il faut que ça cesse. ni la ko nakarloo moom jëwriñ gi yor wàllum yoon fii ci mim réew gis ne accident yi bëri na lool te it la muy faat ci ay bakkan jéggi na dayoo fii ci mim réew ba tax na itam muy ñaax dawalkat yi ñu delloo ci seen xel. bu conducteur amul conscience xamul loo xam ne comme coon fekk lu mu ne waxee car rapide malayka la bu ñu xamul ne effectivement lu ñu am ci seen loxo danger la mun na rey. tali yi du am benn signification. Maître El Hadj Malick Sall dalal na kuréel gi ngànk waaye laago yi nga xamante nit ci ab l'accident la ñu ko jëlee jawriñ gi la mu bëgg rek moo di jël ay ndogal yoo xamante ni it des nañ leen di jox ci lu gaaw lii di procès-verbaux yi bu ñu l'accidenté. naa taxaw tëm pour que loolu désormais bañ a am ci greffe yi bañ a am ci auprès des procureurs parce que foofu la ñu délivrer PV de constat yi. nañu jéem a sax liggéey changer procédure bi changer loi yi pour que effectivement accidenté yi mën a jël seen PV directement gendarmerie. mii di njiit li ñëwoon wax ana lan rek la ñu bëgg la fa jëlee ci ndogal yi jëriñ gi jël. lii dee avant ñi leen di opérer dafay bëri li am paralysie bu ñu leen opérer par exemple paralysie dafay bëri lii dee seen kër après l'opération dafay bëri. li ko causé yëpp mooy procédure de paiement mooy premier pilier wu hôpital. jëriñ gi ñu dénk wàllum yoon di woo tamit ñii di agence d'assurance yi ñu gën a mën a sàlloog seen yelleef waaye itam li ñeel wàllum indemniser ñii di victimes yi ñu gaaw ci bu baax laataa rek muy au gouvernement bu Sénégal ñu gën a jox gëdd kuréel gi ngànk
ñi l'accidenté tey doxee aw laago. niñ ko junjee sànq ci boppu xibaar yi gannaaw la xew Tëngéej ak taalibe googu nga xamante ne ab Samba Boy daf ko sàkku lu ni mel nag tax ba ñu amal ab taxaw seetlu ci campagne bi nga xamante ne nguur gi jëloon na ko ngir ñu jëlee xale yooyee ci mbedd bi ci atum 2016 wante li ñu seetlu moom mooy taalibe yi ba léegi ñu ngi ci mbedd yi yenn saa yi ñu di leen di métital wala yenn xeet gu ni mel ci loolu nag jëwriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu promotion ak protection droit xale yi moom jàpp na ne nguur gi def na naam ay jéego wante liggéey bi li ci des bëri na lool Fatimata Touré. maltraitance viol wala sax rey loolu nag la xale yu nekk ci mbedd bi di dund bi ci mujj rek mooy xale bi nga xam ne nag am na 8 ans ñu daat koy violé fële ci Rufisque de pourtant état du Sénégal ci atum 2016 waxoon na ni bépp xale bu nekk di dund ci mbedd bi dinañ la fa jëlee doon nag li nga xam ni boobu ba tey gisaguñu mu nekk li am tey nag moo tax ab laaj sampu di laaj lan moo waral rek ba loolee mënul ont ba tey. dafa nekk mbir moo xam ne du benn ministère kese moo ko yor même système bi nga xam ne tey jii moom mooy organiser protection bi nañ càmbar système boobu suñu stratégie nationale maanaam suñu politique de protection de l'enfant nañ càmbar stratégie nationale bi xool lan moo si sooxee lan moo si nekk résultat xool tamit su fekkee am nañ si ay ndam naka lañ koy gën a mën a consolider. ngir loole nag mën a nekk faw rek ñu daal di teg ay plan stratégique objectif bi nag mooy rek daal di dindi li nga xam ni moo di fléau bi ba faw fii ci Sénégal. jot nañ daje suñu partenaires techniques ak financiers yi jot nañ daje waa société civile dañ daje ak maire Ndakaaru yëpp parce que Ndakaaru la ñuy tàmbali. li nga xam ne tamit mooy institution de la République Assemblée nationale au conseil collectivité territoriale conseil économique social ñoom ñëpp madame la ministre day dem seeti leen waxtaan ak ñoom. ñu génne seeni kàddu. bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu directeur promotion waaye tamit protection droit de l'enfant tey jii nag lu toll ci 1500 xale daal nañ leen di génnee ci mbedd mi. ci première opération bi lu mat junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom te lim boobu sax lu toll juróom-benn téeméer yëpp ay sénégalais lañu soo xoolee ñeenti téeméer yi ñu ngi jógee Guinée Bissau ñoom ñoo gën a bari ci xale yi ñëw. ñu bëri nag jàpp ni campagne boobee nag ngir daal ci génne xale yi ci mbedd bi dafa doon li nga xam ni rek dafa nasaxal waaye ki nga xam ni moo di Niokho Baye Diouf di dalal xel yi moom mu jàpp ni rek combat bi day wëy ba nga xam ni képp kuy xale nekk ci mbedd bi dinañ la fa jëlee ci nu mu gën a gaawee. bokk na ci xibaar yi ba tey kuréel gi ëmb syndicat maanaam kuréel gi ëmb liggéeykatu service des mines ñoom nag kontaan nañu benn yoon te fësal nañ ko li leen metti bokk na ci rendez-vous yi nga xamante ne moom la ñuy jox borom oto yi lu jëm nag ci seenu CMC maanaam certificat de mise en circulation rawatina itam visite technique gi loolee nag ñu ngi ko xamle tey ji kii di Ibrahima Sarr moom mooy coordonnateur kuréel boobu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aïssatou Paye. jël rendez-vous. da ngay dem sa oto génn au niveau de douane ñu jox la CMC boo xamante ni 15 jours lay durer à l'époque soo xasee fay foofu ci douane ba pare 24 heures 48 heures document bi dina ñëw fii ci service des mines léegi document bi boo fayee ba pare ñu ngi lay jox CMC bi 15 jours tandis que document bi bala moo ñëw fii service des mines ça prend 10 jours wala 15 jours brigade yi fi nekk yëpp. ak police yi fi nekk yëpp bu ngeen fa demee di week-end ñaata véhicule la ñuy jël immobiliser leen ci biir kii bi ci seen brigade yi gendarmerie ak police lan moo ko waral à l'époque par rapport ak li xewoon bu njëkk. léegi dafa gën a pur ci rendez-vous bi am fii ci au niveau de service des mines ñu koy wax ni ko nag moom directeur ak ministre am ñun population bi ñooñu la ñu fal président dañ koo fal mu fal ay ministre am. ay ministre am fal ay directeur am fal ay chef de service chef de service yooyu ñuy fal nag il fallait ñu leen di contrôler. foo dem population bu toll nii di fa daje war nañu am benn service d'accueil boo xamante ni dafay déglu nit ñi pour xam seen ay doléances mu koy jàllale ci chef de service bi donc fii service bi loolu amu fi.
Sénégal ci lu yàggatul dara dina am nag ab stratégie nationale ñu jagleel ko wàllu état civil maanaam mbindu mi bu fekkee ne xale yi juddu nañ loolee nag ñu ne ab dispositif la boo xamante ne dina tax yenn jafe-jafe yi ñu doon nemmeeku dootuñu ko fi gis directeur gi ñu dénk wàllu état civil nag moom di dalal xelu askan wi jàpp na ne nag lu bees loole dina tax ba ay données yu fiable la ñuy bëgg di am mu ngi ko xam ne tey jii ci benn atelier boo xamante ne sumboon nañ ko ngir waajal bu baax a baax stratégie nationale boobu Maymuna Njaay. fii ci Sénégal seetlu bi mooy askan wi ñu ëpp ci ñoom biñ leen di déclaré ba ñu juddoo foofu day am ay jafe-jafe ñii fi toog bëgg jubbanti loolu ànd ceeg ministère bi ñu dénk gox yeeg gox-goxaan yi bëgg nañu bu ñu noppee loolee lépp du amati. dañuy gis ñoo xam ne dañuy judduwaat loolu il faut ñu régler ko dañuy gis ñoo xam ni dañoo am acte yu baaxul ñu dem dafa am ci carte d'identité sénégalais ñu nekk sénégalais loolu yëpp xam nga problème de sécurité des données la amuñu harmonisation ku nekk day yow def dara ci état civil day gis fii solution boo xam ni baaxul parce que état civil ay données personnelles la waruñu ko nangu ku nekk ñëw di ci dugg dañoo war a xam nu mu demee ñu am benn solution informatique pour mairie yëpp dafa war a méngoo ak lu yeneen réew mi africains yi def comme Rwanda yeneen réew mi yoo xam ne réglé nañu problème état civil. ak tëralin bu bees bi nee nañu la woon na ndax kat dinañu gën a yombal liggéey bi. tey 2019 warul nekk Sénégalais bu bëgg acte bu bëgg juj bu bëgg extrait naissance buy dem def ay kilomètres perdre beaucoup de temps ci centre alors que avec digitalisation foo nag mën nga am sa acte comme yeneen réew mi yoo xam ne ñu ngi ci réglé nañ ko donc loolu moo tax ñu liggéey ci suñu paree ñu def budget bi suñu xamee budget bi ñu mobiliser ko rapidement avec gouvernement du Sénégal mooy jiitu partenaires techniques yi ñëw ñu def ko élaborer ko ñëpp àndandoo ñu déroulé ko. fii ak juróom benn weer boroom xam-xam yi xalaat nañu ne dinañu noppi ci liggéey bi ñu leen dénk bu boobaa nee nañu askan wi njariñ lay doon ci ñoom. ñeenteelu ndaje ñu au niveau ci ñu jagleel ko kon wàllub kaaraange rawatina wàllu jàmm ci espace UEMOA tey jii lañ ko tijji ca centre de conférence Abdou Diouf nekk ca Diamniadio njiitu réew mi nag nga xam ne moom moo jiite kuréel googu moom li muy sàkku ci réewu UEMOA yi moom mooy ñu jël nag ay solution yoo xamante ne yu durable lay doon ba tax ne jàmm ji mën a sax ci loolu itam mu sàkku ci acteurs locaux yi ku ci nekk sumb ci sa loxo ngir xeex bi ñu jëmale ci wàllub terrorisme njiitu réew mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. Le combat contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une action de. lu jëm ci wàllu combat bi jëm ci wàllu terrorisme nag dafa doon liggéey boo xam ne bii dafa doon lu war a wéy waaye tamit loo xam ne lii lu am solo lay doon ñii di acteurs locaux yi tamit dañ cee war a dugal seen loxo bu baax a baax maa ngi rafetlu bu baax concertation yi nga xam ne nii amel ngeen ko ci wàllu jàmm ak kaaraange yi nga xam ne nii amal nañ ko fële ci Sikasso ca Mali. concertation yooyu sax li ngi ci tukkee ci ay conclusions jébbal nañu ko tey ci suñu réunion bi lee dañu war a nag multiplier bu baax a baax initiative yi nga xam ne nii dañuy jël xeex wàllu terrorisme waaye tamit di anticiper maanaam di fagaru lépp nag ngir nag jàmm rek mën a ñëw ak kaaraange ci suñu espace lii di UEMOA. maa ngi réaffirmer bu baax engagement bi nga xam ne bii comité bi jël nañ ko ci chantier yu jëm ci wàllu jàmm ngir nag ñu fexe nag consolider yaatal tamit li nga xam ne lii ak yi ñu am ci mise en œuvre politique yi nga xam ne nii ñun ñoo ko tëralandoo suñu bopp. dans la mise en œuvre de notre politique commune. Njaasaan ëllëg lañ ko dëgmal wante jamono ji nag waajtaay yi ñu nga ca bu baax a baax boo xoolee nag am na yenn fidèles yoo xam ne ñu ngay jubali foofee ci capitale bu Xaadriya ñu jàpp ne nag lépp yemb na comité d'organisation bi moo xamle lu ni mel teg ca ne gouvernement bi la mu diggee woon ak ñoom yépp def na ko Cheikh Anta Diop. Njaasaan ngi waajal màggal guddik yonent bi baa nag benn fan des ci gàmmu gi jamono yi de taalibe yi fu nekk ñu ngi fay jóge di ñëw fii ci Njaasaan comité d'organisation bi nga xam ne moom moo yor wàccaay gi nee nañ lépp yemb na ngir mën a dalal gan ñi coordonnateur cellule bu communication gàmmu gi biral ne ne lépp lu nguur gi waxoon ngir gàmmu gi mucc ayib de daanaka lépp féete na boor. ci ñu toll nii mën nañ yëpp yemb na ndax ba ñu commencé waajal gàmmu gi ba léegi. lépp luy préparation ci wàllu organisation ci wàllu jumtukaay yoo xamante dinañ ko soxla ngir gàmmu gi ñu mën ko taxaw nu mu waree mesures yi nga xamante engagement yi nga xamante service technique yi
yi nga xamante ñoo aju ci nguur gi jëloon nañ ko daanaka yooyu yëpp daanaka ñu ngi koy doxal ci ni mu waree. ba ci ndox ak courant bi nga xamante posé woon na ay problème ci année yi passé ren dañ see teel a jël ay matuwaay ba tax ni lépp loo xamante gàllankoor la ci suñu kanam ñu teel koo sóoraale. ren jii de ñu taamu waxtaanee lu jëm ci wàllu jikko yi yàqu yi nga xamante ni jamono yi dañ koo nemmeeku ci réew mi ak alkuntu yu ban xalaat la ci am ngir mën koo saafara. dañoo toll ci jamono joo xamante yàqu-yàqu bi dafa doy waar. il faut ñu delluwaat ci njàngale l'islam il faut ñu delluwaat ci sunna il faut ñu delluwaat ci njàngale mag ñi li nga xamante moo ñuy génn ci li lu ci bari yoo xamante nit ñi ñu ngi koy def ngir njàngale alxuraan ak yonent bi pour defaraat jikko yi. gàmmug Ndiassane ren ji mu tolloog téeméer ak fanweer ak juróom-benn édition taalibe yu bëri ñu ngi leen di xaar ci dëkk bu tedd bi ñuy jóge ci réew mi ak dëkk yu ñu wër mel ni Gambie Mali ak Guinée Bissau. Cheikh Anta Diop gannaaw Ndiassane ca Kaolack it naka noonu gàmm ga ñu ngi koy waajal bu baax a baax noonu la ñuy def fekki suñu naataangoo Chérif Dia ma ñu fa teewal Chérif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ibrahima Kane. Chérif kon mu mel ne gàmmu Kaolack gi itam ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga xamal téléspectateurs yi foofee ca Kaolack Ndangaan ana naka la ñu waajalee gàmmuwaat gi foofee ca Medina Baye. jërëjëf Ibou Kane mbokk yi ñu ngi leen nuyu rafetlu ànd beeg télévision Futur Média di leen dalal jàmm fii ci Medina Baye ngeen gis ko ni ñu ngi ci penc mi jumaa ji nekk sunu ginnaaw ëllëg incha allah di samedi ci la ñuy dëgmal xew-xew bu mag muy gàmmuwaat di màggal lekk ayu bés ginnaaw bi ñu doon màggal gane si àdduna Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni tey nag bis bu particulier la ndax dafa tombeeg ajjuma ba tax na rek fii nekkoon sëllëbe yoonu taalibe yi ci njiitudal imam Cheikh Tidiane Cissé moom moo jiite kon jullik jumaa gi mbooloo mu takku daal di teew ci bërëbu yàlla bi ci xutba bi nag moom imam bi Ibou comme ni nga ko waxee ci sa journal fitna yi nemmee koog yu ni mel ak doomu aadama yi ni faat seen bakkan moom kilifa gi daal ci xutbaam moom la ko jagleel di sàkku rek nit ñi ñu delloo seen xel ci yàlla lu ni mel nag taalib yi nga xamante ni teewoon nañ fii ci Medina Baye rafetlu na ko ñu déglu seen réaction. laa ilaaha illallah yàlla kenn la donc foo ko xool rek moom la nañu jëf pour moom loolu rek laa bëggoon a wax. waaw loolu dañ koy naqarlu d'abord dafa nekk loo xamante ne jaaduwul parce que Sénégal réew la boo xamante ne ni la non violence lañ leen xamee woon kon bu ñu demee bay dégg ne rey yi bëri na fu nekk ñu naan diw rey na nit diw rey na nit pour man état bi moo war a jël toutes ses responsabilités ñu interpeller l'état à toutes ses responsabilités mu fexe ba loolu mu saafara ko parce que moom rek moo ko mën a saafara moom la ñu fal jox ko suñu alal jox ko suñu doole donc mu gën a yokk kaaraange bi fépp ci àdduna bi fépp ci Sénégal du moins aar sénégalais yi ba ku nekk mën a vaquer à ses occupations te du am benn problème. waaw ñu delluwaat ca lañ newoon rek ñaan yàlla rek te jéem a jubal déglu xool la nga xam ne mag ñu baax ñi moom lañ fi tegoon te nga xam ne moo fi newoon ñu jéem a xool parce que ñoom defal nañ ñu lépp te wax nañ lépp loolu nag suñ ci sukkandikoo rek duñ réer te duñ juum. dafa ñaaw loolu moom dafa ñaaw si dari Sénégal ñu ngi ñaan daal yàlla suñu borom dindi ko fi yàlla bu mu fi am si suñu réew bi. loolu moom rafetlu wuñ ko rey bi moom rafetlu wuñ ko waaye lépp rek ñu ngi koy ñaan fii lépp luñ fi ñaan rek dinañu ko nangul ñu ngi koy ñaan bu baax a baax te am nañ njort bu rafet ne dinañu ko nangul bu baax a baax. ngoogu noonu moom imam Cheikh Tidiane Cissé ñaaw lu faat gi ni faat rawatina jigéen yi tubaab naan ko violence faite aux femmes ku ne nag gàmmuwaat xel dem kon ci bis bu mag ba tax na rek ab borom xam-xam di professeur Mbaye Thiam moom ay jamono jiite woon na fi lycée Valdiodio Ndiaye di lycée bi gën a mag ci région bu Sine Saloum dellusiwaat na ci taarixu lan moo tax 1925 ba léegi moom Baye sàkk woon rek bu nu gàmmoo ba bis ba dellusiwaat ñu daal di amalaat bis bu nu mel loolu la ko ci taxoon a jóg mooy ñi nga xamante ni dañoo raté woon première gàmm gi ñu ñëwaat ngir fekkee ko ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diame image yi Fally Gueye. bërëb yi wërale teen Uba Niass bi le nag day fees dëllëki nit bés bu yàlla sàkk li ko dalee période du gàmmu ba ci gàmmuwaat mu doon teen bu nga xam ne nag histoire nee na la bu ñu sukkandikoo ci kii di. at soo ko gisee Baye moo koy def li ko waral mooy ci atum 1925 gàmmu gi dafa tase ak weeru septembre Sëtunbar taw bi. ak liggéey tool yi tax ñëw ñaseen gàmmu si am na ci ñum jafe woon bi ko defee Baye ñaan ndigal ci magam Khalifa Mohamed mooy papaay Sidi Lamine na ko dañoo bëggoon bés bu delsee nga may ñu defaat gàmmuwaat fële ca Koosi bés ba mu delsee
muy ngént li ñu dajee Kossy daal di ko màggal foofu ak ñu fa nekkoon ca at moomu ba tey jii tradition la aada la ci Médine fuñ gàmmoo su bés bi del see ñu def gàmmuwaat bu njëkk dañaan gàmmu Médine bu bés bi del see ñu dem Léona Niassène ci wetu Zawiya bi wala Léona coopérative fi coopérative bi ne woon maanaam ci penku jumaay Kanel ji ñu def fa gàmmuwaat mais léegi nit ñi fi daje xajatuñ Léona moo tax lépp dañ koy dajale def ko Médina loolu moo indi gàmmuwaat. waaw ñu mën a fekkee ci gàmmu gi dara ndax ni ko Baye daan waxee dem ci benn barab ñu xamal la benn araf ci yonentu Yàlla Muhammad jaar na lu nekk kon nag ku amul chance de déplacé ñu jege la pour xamal la ko loolu dafa nekk loo xam ne lii war nga ko farataal te war nga caa teew. di jumaa ji nag am na teen boo xamante ni la fay teew ci mbooloo bari na ku ci nekk rek bëgg faa ñëw root si ndox ma su ko defee nga jëriñoo ko ndey ndox moo xamante ni ndox mu yàlla barkeel la teen bi nag 1937 la ko fi Baye defoon ñu tuddee ko teen ab Baye la ko taxoon a jóg mooy ndox ma ci doon génn moom lañ tabaxee jumaa ji moo tax rek ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi jóge fu nekk ci àdduna bi ku ci nekk booy dem da nga ci yóbbaale tuut ngir rek barkeelu ci ñu déglu ci reportage bi nga xamante ni Ibrahima Diame ak Fally Gueye def nañ ko si. bërëb yi wërale teen Uba Niass bi le nag day fees dell ki nit bés bu yàlla sàkk li ko dalee période du gàmmu ba ci gàmmuwaat mu doon teen bu nga xam ne nag histoire nee na la bu ñu sukkandikoo ci kii di gardien bi moom lañ doon jëfandikoo pour tabax juma ju mag jile bu Medina Baye. la moo xam naa nag taarixam dafa yaatu si mun la wax taarix Medina te booloo ci teen bi bi mu béyee ko Léona Niassène 1930 boo fi àll dara ñëw fi coof ak moo fi ne ak kawoon te tubaab ne l'eau c'est la vie fi ndox am bon laay yéenam ci teen bi moom Cheikh Ibrahima ba mu koy def 1937 boobu ci la njëkk a dem Màkk ci la def teen bi ci la tabax jumaa ji bu ma ne jumaa ji tey bu nekkoon ni teen bi moo yaayam teen bii biñ koy fondé ndoxam moom lañ ku dalee nag suba be ngoon taalibe yi duñ fi jóge dañuy ñëw ngir barkelu ci ndoxu teen bile ñu ne du jeex mukk feebar na ñëw fii naan ci ndox mi wér loolu sëñ bi moo ko fi ñaan mboolem éene boo am rek boo ko ñaanee ci boo ñëwee ci teen bi rek naan ci ndox mi boo ñëwee da nga gis ne wér nga loolu sëñ bee ko fi ñaan. si kay nga ne teen bi nga ne la si ne nga ne rek la xam ndax maam Alaaji Abdoulaye moo ko fi defoon. teen bi nag xóotaayam dem na ci juróom-ñeenti mètre ñu ngi ko tabax depuis atum 1937 diggante Kër Baye Niass ak lii di juma ju mag bu Medina Baye. ay ndaje yu am solo yoo xamante ni amal nañ ko fii ci Medina Baye ñu koy wax ay conférence ki symposium yooyu nag ay borom xam-xam ñoo jóge fu nekk rek ngir teewee ko la ci jóge nag ci xam-xam dañ koo tënk ci téere présenté ko ci bisu gàmm gi bëgg nañ mu jëriñ kuy taalibe ndax jaar-jaaru Baye ak yeneen thèmes yoo xamante ni jamono la méngoog ñu déglu ci Ahmed Niang moom bokk na ci kilifa yi nga xamante ni jël nañ fi kàddu ci micro Ibrahima Diame. li fi ruusee nag ci xam-xam ci làkk yu wuute yéen ñëpp dégg ngeen ko. danañ fexe dajale ko déjà commencé par un rapport général boo xam ne ñu ngi mébét lire ko ci kanam sëriñ si ci guddi gàmmu gi incha allah mais li jëlee ci ay rapport ak yooyu ak ay conclusion yëpp danañ ko jéem a bind dajale ko produire ko ba balaa jotaay bi di amaat déwén incha allah ñu fexe mu àddina yëpp jot itam ak juróom-ñett ak leçon inaugurale bi muy 19 nag ku ne xam na li muy tekki alhamdulilah yàlla mi nga xam ne may nañ ñu commencé ko ci bisimilah yi yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ñaan yàlla mu boole ko ci suñu balance yi jëf yu rafet te boole ko ci suñu xidma ci Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mi nga xam ne nee na ñi ko liggéeyal jot nañ seen càkkuteef ci àddina ak ci àllaaxira ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu ci ay ndawam boole ñu ci ay ndaw yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne bésam la ñuy dëgmal te lii yëpp ay liggéey la rek yu jëm ci liggéey bu mag bi nga xam ne mooy guddi gàmmu siwaat nag ci tukkib nemmeeku bi nga xamante ni am na délégation bu groupe Futur Média bu fi ñëw teew démb fii ci Kaolack Medina Baye daje ak kilifa diina yi groupe bi feddali rek yéeneem maanaam dugal loxoom rek ci couverture médiatique comme ni ñu ko doon defee daanaka fukki at a ngi nii su ko defee fu waay mën a nekk Sénégal ak bitim réew mën a dund événement bi comme ni ngeen ko defee ba ñëwee ba léegi yemun foofu ak yeneen i jumtukaay jox nañ ko kilifa diina yi rafetlu ko ñaanal groupe Futur Média mu wéy di nekk groupe leader fii ci Sénégal ñu àndi ceeg Ibrahima Diame ak Fally Gueye
comme niñ koy defee at bu jot waa groupe Futur Média ñëwati nañ Medina Baye ci gàmmuwaat bile ngir andi seeni contribution joxe nañ enveloppe joxe tamit ndox mu bëree bëri sans compter support médiatique am yi nga xamante ne ñëpp la mobiliser. président Youssou Ndour directeur Birane ñoom ak directeur yëpp parce que ñoom ñooñu yónnee pour ñu ñëw fii nga xamante ne mooy Medina Baye def nañ ko Tivaouane def ko Touba def ko Ndiassane def ko Popenguine tey ñu def ko Medina ça veut dire que ñun diine yëpp ubbeeku nañ si ñoom parce que la ñuy liggéey bu Dakar nekkee capitale du Sénégal mën nañ ne Medina Baye mooy capitale GFM ñetti fan yi yëpp en direct lépp lu ñuy dund fii ki toog Dakar ki toog Amérique ki toog Gambie daf koy dund ci rajo bi ci site internet bi ci TFM ak tamit di ko lii ci journaux yi ak lu nu mel. délégation bi nag mu ngi tàmbalee nuyoom bile ci kër imam grande mosquée bu Medina Baye fii nag imam bi rafetlu bu baax a baax contribution bi waa GFM def laata mu leen di ñaanal pour ñu gën a jëm kanam. seen addiya bi gis nañ ko yonent bi ngeen ko jox yàlla na ko yàlla nangu moom itam yàlla na ko gërëm te yàlla na ngeen gis ngërmaane loolu ci seen mbir lépp gis ko itam ca kër ga ngeen jógee seen liggéey ba fa nekk lépp yàlla na ko yàlla éwénal yàlla na yàlla yëkkati leen ba ci kaw mu téye leen boppam aaral leen boppam. naaw kër imam délégation bi daal di wutali kër adjoint xalif bu Medina Baye ci biir discours am kii di Cheikh Maye Niass rafetlu bu baax a baax liggéey bi mu gis ne waa GFM ñoo ngi koy door dolli ci ñaanal leen ñu gën a yëkkatiku. fekk am nañ média boo xam ne mi ngi ittewoo ci ñun ci nitam ñi noonu ittewoo ci li nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk mooy diine ñun ñëpp a ko bokk ittewoo ko. ba fu ñu dégg ne diine fa ñu dem pour xamal nit ñi yokk leen xam-xam yokk leen leer yokk leen ndimbal pour ñu gën a fonk seen diine gën a fonk seen taarix dëgg-dëgg bon média boobu di mun a am lu dul gërëm ko ñaanal ko yàlla fi ngeen bugg a àgg yëpp ci liggéeyal Sénégal. moo xam télévision Futur Média la moo xam rajo bi di RFM wala bokk l'Observateur wala kon site bi di IGFM support d'information yëpp la ñu daal di mobiliser fii ci Medina Baye ci gàmmuwaat bile ngir kon informer askan wi ci activité yi nga xamante ni waa Medina Baye ñoo ngi koy amal ci gàmmuwaat bile. jërëjëf Ibrahima Diame mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen tukkaloon ci gàmmuwaat gi fii ci Medina Baye di leen sant di leen gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média ci kanam 20h soxna Naata Mbaye dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan dem ca Almadi ca Ndakaaru jébbal kàddu gi soxna Aram Touré moo ganam góor gi Wade Ndoye ngeen doon waxtaanee rek mbiram gingembre littéraire ak dëkkandoo Aram kon kàddu gaangoog. jërëjëf Chérif Dia ci xibaar yi na nga ko waxee rek ñu dellusiwaat suñu gañ ñaari question lay boole nga tënkal ma ko benn bi mooy organiser lu mel nii. dafa laaj xaalis. xam naa nit yi dinañu soxla bëgg naa xaalis mais ça n'a rien à voir lu mel nii dajale ay intellectuel laaj na ko fan ngeen ko jëlee. ñaareel bi mooy bu ngeen waxtaanee ba pare la ngeen tënk. nu ngeen koy def laaj bu am solo la dama ne xaalis bépp buñ si def doomu waa Sénégal. ñoo ko si def li gën a neex ci set bi ma sol nii ko docteur Amdi Diouf Tëngéej ak Idi Ba tër ba ñu nekkoon Saint-Louis suñu benn xarit koo xamante ni moo ñëw après man université Gaston Berger moo ne au lieu que ngeen dem mu jël kër gu mag jox ñu ko ñëpp ci dugal seen loxo ñëpp si dugal seen loxo comité yi tamit Tëngéej Amadou Sène Niang moo ko dirigé Dakar Abdourahmane Diouf moo ko dirigé Saint-Louis bi tey ñoom ñëpp ñu ànd liggéey xale yi te kenn sonalu ma si dara lii nga xamante ne mënul ñàkk ñun dañu fay suñu billet avion fu ñu war a dem fi yenn saa yi ñu war ñu jox oto ñu jël taxi fii ba Saint-Louis xam nga macha allah soo ko boolee dina doon lu takku ba pare nit ñi il faut ñu añ il faut ñu reer il faut ñu ndekki mais ñëpp kenn sonaluñu te conférencier yëpp amul kenn ku ñu si laaj xaalis. Très bien. xoolal ko mel ni suñu collègue Sow Adama Sow bii def café bi ñuy laal ñun ñëpp chaque suba. d'accord Amadou Tidiane Sy. alors waxtu bi xoolal lii dañu def bilan bi EJUCOM ñu jox ñu diplôme bi ma ne diplôme bi nag ñan ñoo ko moom xale yi doon liggéey nañ ko jox ak conférencier di leen remercier si seen invitation. Merci beaucoup à Gorgui Wade Ndoye, l'initiateur de Gingembre littéraire. Vous me devez encore une réponse mais ce sera certainement une autre fois. La page publicitaire